dibeer juróom-ñetti fan siiw garaki gàmmu atum ju nekk ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax gi dañ koy doore ak bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleel xeex ak tawat ji nga xamante ne bi moo di diabète di force ngir ñu xool ñi nga xam ne ñooy dund ak tawat ji ni nga xam ne noonu la ñu toppatoo seen bopp dund gu jafe-jafe toppatoo li nga xam ne moo di lekk gi si réewum Sénégal nekk na loo xam ne ñi seen loxo jot seen ginnaaw ñu ngi koy dund te mitti na lool si ñoom ñuy sàkku ak jàppandal gu gën a mucc ayib gëstu bi ñu ànd seek Abdou Khadim Thiam. fii ci Sénégal du toll ak 200,000 ci ay nit ñooy dund ak feebar bii di diabète ci biir ñooñu ñu jàpp ci 40,000 yu ñu diagnostiqué te ki ko xamle di bànqaasu organisation mondiale de la santé bi nekk fii ci Afrique. feebar bi mi ngi laal ñu bari lu ci ëpp di mag ñi. Ndeye Marème Sow moom ci ñooñu la bokk mu ñuy xamal li muy jaay par weer ngir paj mi. hôpital bi da ngay dem defi contrôle boo defee contrôle da ngay jënd ticket à 3500 ñu defal seetal la sa suukar nga dem ci docteur bi da ngay jënd ay glucophage bi da nga koy jënd te loolu yëpp bu dee 3 paquets la par mois c'est de l'argent da ngay jëndaale garabu tension bi ak li muy àndal yëpp. bu fekkee ni sax mi ngi jànkonte ak ay jafe-jafe moom mi ngi sant bu baax njabootam gi nga xam ne bàyyiwul ñu ko benn yoon. dépense yi moom mënuñu ko xayma dépense parce que nañ lekk li ñuy lekk ak ñeneen ñi li ñuy lekk du doon benn de ce fait que ñun suñu njaboot yi ñoo ñu yore kon nag il faut ñu leen di yëmbalal dund bi il faut ñu di leen koy yëmbalal ñun lu ñu mën a lekk yëmb na loo xam ne li du matière gras rek mën nañ ko lekk. muy ñaax sénégalais yi ñuy faral di dem kër docteur ngir xool fu seen suukar toll. ñooñu day wax dëgg yàlla li ma leen di wax mooy nañu dem ci hôpital yi nañuy dem di seet seen suukar yi nañuy dem di contrôler seen bopp parce que suukar yenn saa yi day làqatu nekk sa yaram dañu tamit ñu wàññi garabu olof bi ci naan li ci ëpp. parce que ñun lu ci ëpp dañ lay wax ne boo boolee lii boole lii dina wàññi sa suukar bu fekkee nag mu ngi wàññi sa suukar am na fu mu koy nëbbës sa biir yaram te yow doo ko xam loolu nag bés bu génnee rek day def benn fut boo xam ne bii day génn ci yow soit mu am fu mu dal ci yow nekk sa tànk wala sa loxo wala feneen te boobu fekkoon na ne yaa ngay faju waaye li ngay faju mu ngi lay lor. li nu ci mën a jàpp mooy diabète moom bàyyiwul kenn ndaw ñi sax daf leeni sonal. jaajëfal ko Abdou Khadim Thiam ginnaaw wér-gu-yaram wàllum palum gox yi ak jongante yi nga xam ne moom la ñu dégg malatum 2022 ay sàmmkatu àllam beeg wattukat taxaw si ñoom it ngir fës si initiative les alternatives les verts bootu kuréel gi nga xamante ne bii ki nga xam ne moo di maître Abou Talib Guèye moom moo ko daal di jiite si diwaanu Ndar taxawaay bi ñu bëgg nag moo di gën fa ñoŋal lépp loo xam ne moo di sàmm àllam bi rawatina xeex li nga xamante ne bii moo di géej gi randu wutali askan wi li nga xam ne moo di bëlbaak li nga xam ne moo di waame ga loolu yëpp sama saabal na ko si kanamu Mame Ibra Kane dellu siwaat si xew-xewum politique si réewum Sénégal jour du dimanche ñu dellu siwaat si ak Abdourahmane Di. niki Ndakaaru Saint-Louis nar na tàng loolu si jongante gox yeeg gox-goxaan yi te maître Alioune Aba Talib Guèye naru see des ginnaaw mu nekk candidat si yooyee jongante gox yeeg gox-goxaan ngir jot si bokk moomeelu Saint-Louis nekk kon tête de liste bile coalition di alternative les verts mi ngi xam ne noppi na ngir lépp ngir régler jafe-jafe yi nga xamante ni Saint-Louis ngi koy jànkonteel te mu tënku ci wàllum alam gi yu si mel ni géej gi di wéy di lekk suuf si coow li jëm ci wàllum brèche ba fa ba sax mbënn mi fa tere nelaw askan wi muy jafe-jafe yi gën a fës foofee nekkoon kon capitalu Sénégal. C'est le maire et le conseil municipal qui doivent déjà. maire bi ak ñu mu àndal ñoo war a fexe kon ba jafe-jafe yooyu saafara am ci bu weesoo koppar yi maanaam recette yi nga xamante ne mën nañ ko jëlee ci marché yi ak ñoom seen wala taxawaayu nguur gi Saint-Louis taxawaayam ñëpp xam nañ ko que mu nekk ci wàllum aada ak cosaan mbaa ci leneen loolee nag dañu ko war a jëriñoo maanaam exploité ko génn ci lu ñu daan dund di maire woo nga xamante ni kon day yem dong ci budget ma xam nga même code des collectivités locales dafa jox doole communes yi si may leen kon ñuy dem di lebi ak yeneen maanaam ay pexe kon yuy may communes yi ñuy bañ di toog di xaar lépp ci nguur gi. des communes qui attendent tout de l'État. ci beneen wàll wi ki nga xamante ni mooy maître Alioune Aba Talib Guèye ñëwaat na ci dogal bi nga xamante ni moom la Barthélémy Diaz jël
ni du wuyu convocation bi tukkee ci cour d'appel soxal kon faatuk Ndiaga Diouf mënuñu méngale politique ak yoon ak yoonal maanaam justice ndax bokkuñu ci dara ay leeralub avocat bile di jàpp ni ci beneen wàllu wi war nañu xool nan la ñoo dàqee procès bi rawatina si jamono ji nga xamante ni jongante gox yeeg gox-goxaan yi soreetul te moom Barthélémy Dias nekk ci candidat. mais parfois nag contexte politique bi war nañu ko mën a bàyyi xel ndax ko nga xamante ni candidat la ñu bàyyi la ba tey kon di doogee enrôler dossier bi yaakaar naa ni mënoon na nekk kon ñu dàq procès bi rawatina ni ñu ngi si ñaari weer dong balaa jongante gox yeeg gox-goxaan yi amul dara lu fi jar daw bay daanu sama xalaat war nañu ko mën a juger après ndaxte même bu fekkee ni tabb nañu ko ci boppu Ndakaaru jugement bi tegu ci kawam du ñàkk ay njeexital. même s'il est élu. Macky Sall moom mi ngi artu ni kenn mënu ko xoxatal te bu dee dañu koy jéema du jàll gànn ko jury du dimanche lu mu jàpp ci loolu mooy kàddu yooyu njiitu réew mi yëkkati mënoon. Abdourahmane ñu des ak moom maître Alioune Aba Talib Guèye dellusiwaat na nag si taxawaay bi ñu war a jox Ndar du delloo ko mu nekk capital bu Sénégal waaye gën koo jox gëdd si wàllum koom ndax wàccuwaay yi nga xam ne am na ko statut fédéral bi nga xam ne dëjëd nañ ko si place ba ñu ko tuddee loolee nag nee na moom jubu ko du sañoon loolee du am ñu teewlu ko ak Mamadou Ibra Kane. Vous savez, moi je fais partie de ceux qui disent et de ceux qui pensent. man bokk naa suñu gëm ni waruñu ko woon dindi mais lu tax pont fédéral bu dindiwuñu ko mbaa ñu soppi tur bi jëm ci laaj bi nga ma laaj tamit ndax dinaa delloo si statut fédéral bu waawam déet du ma ko def ndax askanu Saint-Louis ñoo tànn ngir ñu dindi ko fa dégg naa ni dañu dem laaj leen lu si jëm ñu wax ni nañu ko fa dindi waaye comme ni ma koy waxee saa su ne suñu taarix kenn mënu ko soppi te fédéral ba colonisation bi yépp kon si suñu taarix lañ bokk jëm si delloo si Saint-Louis capitalu Sénégal moom ànduma ci ndax benn daa ndaw te bokk na ci li tax sax ñu dindi woon ko niki capitalu Sénégal waaye li may sàkk mooy Saint-Louis doon tey ji li nga xamante ni moom la ñuy wax pôle de développement loolu nag la ñu gën a soxla jamono ji. Moi, par contre, ce que je souhaiterais, que ça soit un pôle de développement. C'est plus ça dont on a besoin que d'une capitale. Bisin ab dëkk la bu nekk say ñaagi sa diwaanu Ziguinchor askan wa dellu siwaat si ginnaaw ak daw làqu goo xam ne nekkoon nañ ci ñaar fukki at ak juróom-ñett doon nañ fa yóbbi nag bërëbu jàngukaay yu njëkk ginnaaw bi nga xam ne askan wa dellu siwaat nañ juróomi fan si weeru sulet atum 2020 nekk loo xam ne nag taarix la si gox yooyu nga xamante ne bi jafe-jafem wàllum kaaraange amoon na fa askan wa ak kilifa yi taxaw temm ngir jàppale ñëpp ba dund ga ñoŋaat foofee ñu dem ba Mbissine fekk fasan ba. ci wàllu tollale gox-goxaat yi village bu Bissine nekk symbole ci mouvement de retour population déplacée moom nag jot na réceptionné ñaari salle de classe ci école élémentaire bi mu nekk ay salle de classe yi nga xamante ne day ñëw rek wuutu li nga xamante ne mooy abri provisoire yi ñu defaloon ginnaaw bi askan bi ñu bisee. am ci mbégte ak contentement ndax tey ji lu ci mel ni Bissine dëkk boo xamante ne pendant presque 28 ans voire même 29 ans mosul gëj naa am école. depuis 1992 lañ fi jógee école bi boobu la tas ren ji depuis daaw ñu dellu siwaat 2020 ñu andil ñu école bi loolu kontaante rek lañ ci am. ginnaaw bi mu joué rôle bu am solo ci wàllu kaaraangi zone bi ak ñibbisi bi nga xamante ne moom la askan bi ñibbisi sous préfet bu Niaguis léegi nag dafa bëgg rek gunge askan wi ba ñu mën a am ay jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo. dañu am yéene lépp lu baax lu am Dakar lu am Saint-Louis lu am Thiès Ziguinchor. ñu indi ko Bissine indi ko yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo dawoon làqu Bissine nag dafa nekk symbole moo tax bu ñu nee Bissine rek ñu ngi wax yeneen village déplacé yi moo tax ñu ñëw tey bëggoon nañ def cérémonie sax bien avant l'ouverture mais dafa amoon ay contraintes boo xam boo ñu calendrier. ñu xam taxawaay bu am solo bi mu am ci wetu askan wi nga xamante ne ñoo dawee woon seen dëkk yi ba ñu ñibbisi si biir Casamance député bii di Demba Keita nag am na taxawaay bu am solo ci tabax bi nga xamante ne moom la ñu tabax salle de classe yi parlementaire bi dafa fas yéene rek def benn plaidoyer ci ministre bi nga xamante ne moo yore wàllu njàngale mi ba école bu Bissine mën a am ci avantage yëpp. dañuy profiter si teewaay ki directeur de la construction sanitaire. pour ak responsable yi nekk au niveau de la région et du département ñu mën a def ay rapport jëmale ko ministre pour que école yi bu ñu paree rek ñu am ay jàngalekat.
ñu njëkkoon kaa taxawal ci atum 1962 école élémentaire bu Bissine nag dañ ko rek mujjee woon bàyyi ci atum 1992 ginnaaw bi nga xamante ne askan wi dawee woon nañ seen dëkk yi ndax ay yooyu fépp yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci gox ba ginnaaw bi ñuy ñibbisee ci juróomi fan ci weeru juillet 2020 bii weesu askan wi nag dañoo taxawaloon ay abri provisoire balaa ñoo am ñaari salle de classe yi. Assane ba ñu jógee Bissine wuteel yi diwaanu Mbàkke wax si ba léegi njàng meeg njàngale mi ak kuréelu étudiants ak élèves ya fa ñoom nag li nga xamante ne bii mooy seen naqar nee nañu doxinu wàllum politique jëme si ñoom di daara yi ak njàng mi dafa daal di sëngeem jàppale yu jukkee si maire bi ak bu Mbàkke ak bu Touba jëm si ñoom étudiants ak ndongo yi foofee dafa daal di tuuti waral nag ñuy sàkku ab taxawaay bu gën a ñoŋ buñ sukkandikoo si ki nga xamante ne bii mooy seeni koppar di Ibrahima Mbodj ñu teew lay kàddoom si micro Gora Ndak Lo ak Thierno Faye. département bu Mbacké ak nu mu toll ak ressources humaines yi fi nekk yëpp ngay jël étudiants yi nga leen di jox subvention boo xamante ni 700000 la étudiant wu Dakar di am te bu ñu dee xool auparavant jamono yu Iba Gueye ay 2013 2014 jamono yi mu fi nekkee subvention bi étudiant Dakar dañu daan jot 3 millions 700 tey moom bi mu ñëwee mu wàññi ko ba 700000 mu doon loo xamante ne nii ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax te di leen xamal suñu yaay ne leen kat seen doom yi nga xam ne bàyyi nañ jàng ñëw ñibbi si nekkoon ci ay conditions yoo xam ne normalu ñu ñëw bàyyi jàng ñëw toog doonut seen coobarey bopp mais ñun ñi nga xam ne nag dañoo jiital ànd ak ñun fii nii dinañ ñëw bàyyi Dakar ñëw toog ak ñoom fii Mbàkke ñun ñu bàyyi ñoom ñu jiital ñun dinañ bàyyi li ñu doon def lépp ñëw ànd ak ñoom ci combat boobu noonu jàppale leen ba ëllëg ñuy am dëkkuwaay yoo xamante ni ñoom dinañ ci mën a dëkk am ay conditions yu normales yoo xamante ni dinañ ci mën a nekk. ñii moom am nañu ndimbal c'est ñi leen jàppale di seen i mag yu jàngoon ci l'école bi nga xam ne fa la ñu nekk di Abdoulaye Sadji bi nga xam ne moo nekk ci diwaanu Tëngéej ay xale yu jigéen yoo xamante ne bi dimbal nañu leen ci lépp loo xam ne moom la gone gu jigéen di yittewoo si wàllum nekkin wu gën a ñoŋam foofu sa l'école ba kuréel googu nga xam ne moo ëmb nag ñi nga xam ne ñoo fa doon jànge di ASG 80 ñoo amal lu ni mel ñu dellu siwaat si ak ki nga xam ne moo di Babacar Seck. ña nekkoon élève ci lycée Abdoulaye Sadji ci atu 80 fàttewuñu daara ji leen tette may neen ci lim bu am solo ay serviette hygiénique ak ay garab élèves yu jigéen ya fa nekk loolu dina tax gis mbaax di tere xale jigéen yi dem l'école. ñu ngi doon célébrer la journée nationale de l'éducation des filles maanaam jàngum jigéen ñi état du Sénégal nag def na ay jéego yu bare ci jàngum jigéen ñi ci wàllu seen nekkin école ak seen wàllu toog ci école mais ba léegi am na lu bare loo xamante ne mi ngi gàllankoor xale yu jigéen ñi. dafa am loo xamante ne waaw dafay dab jigéen ñi weer bu ne bu leen dabee am na loo xamante ne bu ñu ko amulee am na jumtukaay yoo xamante ne bu ñu ko amulee dañuy absenté tey loolu la waa génération 80 andi pour jàppale jigéen ñi jàppale école bi. association bi di LAS G80 dafa wuyu ci woote waajuru ndongo yi te am yéene wéyal jëf yu ni mel bu dee ni sax door nañ ko bu yàgg. lycée bi di fi ñëwaat mooy suñu warugol parce que tey ji lépp loo xam ne nekk nañ ko lépp loo xam ne am nañ ko fii lañ ko jëlee parce que fii la ñu jànge li ñu am fii lañ ko amee donc dafa nekk devoir ñu fiy dellu si mais di si jàpp wax naa ko sànq ci nasaraan am na léegi 4 ans donc ñëwoon nañu réussir ba état du Sénégal def si lycée bi 280 millions bon liggéey bi yegg na yeggul mais ñun xam réussir woon nañu am loolu mais aussi daaw ak daaw jéeg aussi ñëw nañ pare di fa ay xale parce que fii dafa am cantine scolaire donc ñu jël en charge une 50aine d'enfants pour chaque année durant année scolaire bi yëpp jàppale leen mais li may wax rek moom mooy que ñun dañuy continuer ñëw. mu am ñu bëri ñu fa bokk ñu yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram LAS G80 am na yéene ci weer yi di ñëw def bëccëg boo xam ni dañu saytu wér-gu-yaram te kenn du ci fay dara ñu jagleel ko ndongo yi. ginnaaw njàng mi ay soññi yu tukkee si koo xamante ni bii xam-xam màcc na si wàllum kaara nga nekkoon colonelu gendarmerie di ki nga xamante ni bii moo di Cheikh Sadibou Niang jëm si ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi rawatina palum gox yi nga xam ne moom ñu dëkkmal jalti ak jàppante yi am si wàllum politique buñ ci dugg ñi nga xam ne ñoo di waajur yi dañu woy di leen sàmm ay kàddu ñu teewlu ko si micro Mamadou Lamine Fati. nekk président c'est une question simplement de destin ku ko yàlla jox rek bu soobee da nga ko nekk moo tax may encourager opposition bi ni leen góorgóorlu leen fekki parce que boo leen pouvoir leen bëgg bi ngeen bëggee pouvoir dem leen ci démocratie bi rek xale yi bu leen kenn insister ñuy def ay dégâts comme li fi amoon di lakk Auchan yi di lakk comment ça s'appelle les stations là Total li leen lakk pour lan wala ñuy wax France dégage pourquoi il y a eu des morts kenn warul pousser kenn mu def violence. Au niveau pouvoir, moi je suis à équidistance de tout. Pouvoir ak opposition
kenn war a def violence parce que sunu Sénégal la te ku si dee da ngay ñàkk sa bakkan. jàpp weeru novembre ni weeru set setal mbooleem sëg yi di ay bërëb yoo xamante ne bi aji dëddu yi fa la ñuy dalloo loolee la UCG bëgg ñu daal di koy def si réewum Sénégal ñoom nag door nañ ko si weer wi ak fi nga xam ne moo di sëg yu Yoff foofee la ñu daal di daje ngir daal di amal ak set setal ànd koog mbooleem askan wi si jullit yeeg chrétien yi ñoom ñëpp taxaw te mu ngir setal boobule bërëb nga xamante ne bi moo di bërëbu dëggu bi ñu dellu siwaat si ak ki nga xam ne moo di Pape Babacar Ndour. programme bi dugg na ci ab jéego boo xam ne UCG da koy amal at bu nekk ngir setal bile yoon nag UCG bëgg rek setal bu baax a baax sëgg jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci Yoff. UCG nag chaque année day accompagner toujours la communauté lébou, les populations, les collectivités territoriales pour que véritablement cimetière yi ñu mën ko bay nettoyer ko defar ko bu baax donc ci loolu dafa nekk suñu agenda annuel. moo tax duñ ci xaar association xaaruñ ci kenn. UCG yëkkati na ay jumtukaay yu takku waaye tamit ay limu takku ci ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ngir mbooleem li nga xam ne moom la ñu séenu ci bis bi ñu am ko ci ni mu waree. ñu ngi mobiliser pour le moment 5 bennes à ordures bi nga xamante ne moom mooy assurer enlèvement déchets yi ak 600 agents yoo xamante ne ñoom ñooy désherber ou en dehors maintenant du dispositif bi nga fi gis bi nga xamante ne c'est des citoyens sénégalais. yi ñëw bokk ak ñun maintenant cette belle opération. askan wi nga xam ne moo féete fii ci Yoff ak ay association yu bari daal nañoo dugal seeni loxo ci bis bile. ci loolee ñu daal di sàkku rek ci kilifa yi ñu jagleel weeru novembre bi nga xam ne ci lañ nekk muy bis bu ñuy setal mbooleem sëg yu Sénégal. man pour man lii acte citoyenneté la dafa war a bokk sax ci suñu institution je pense que bu ñu génnee octobre rose rek war nañu mën a attaquer novembre des cimetières. donc man loolu laa bëgg mbébét boobu laa am pour Sénégal képp fépp foo xam cimetière ma nga fa ñu def ko novembre des cimetières bu ñu génnee octobre rose rek attaqué novembre des cimetières. setal yi nga xam ne moom la ñuy amal ci biir sëg yi dina doon ab buntu ngir askan wi daal di dooleel nekkin wi diggante jullit yi ak ñi nga xam ne ñoo di chrétien. Pape Babacar Ndour di ko jaajëfal ñu daal di di ko jeexal ak wàllum tàggat yaram ak jongante diggante réewu Sénégal ak li nga xam ne moo di Congo jongante ba nag daan nay door ci stade Lat Dior bu Thiès mën ngeen koo dem topp en direct ci iRadio ak Pape Malick Diop ak Babacar Ndaw Faye 19h jot na 5 minutes waxtum la total ak Adama Nushka Ba